Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. nuyu nañ leen di ñëw ak yéen ci plateau spécial bi nga xamante ne wàllum rétro lay wax rawatina lépp loo xamante ne ci mbirum justice la maanaam wàllum yoon moom lañ fa séenee waxtaanee tey ji maanaam lépp loo xam ne dossier la lépp loo xam ne procès la lépp loo xam ne demlante la ak dikkalante la ci wàllum yoon dinañ ko tegaat ci table bi waxtaanee ko wax fa mu mujjee na mu dooree ak ñi ko waral ak naka la askan wi doon dundee ak naka lañ ko gisee ak fu mu mujjee tey ji ngir waxtaanee loolu dama si ànd ak sama naataango Cheikh Mahfous Diop Mahfous ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. bu baax Moustapha di nuyu également ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan fii ci Sunugal 24 comme ni nga ko waxee ñu fas yéene def li nga xamante ni moom mooy rétro jëm ko ci wàllum justice muy wàllum yoon donc yaakaar naa ni dinañ ci dem lu bëri ak yi nga xamante ni jot na fi xew ci 2020 bi muy ay loo xam ne si ni wàllu justice la. waaw wàllum justice 2020 mën nañ ne dalee ko ci magistrat yi dalee ko ci avocat yi. dalee ko ci juge yi amul benn fànn ci justice foo xamante ne seddoon na. ci biir yooyu nag am nañ ci ñu doon demlante ak dikkalante ci wàllub yoon mais bi jiitu bi nga xamante moom la ñuy dooree waxtaan bi mooy diggante Bougane Gueye Dany Ahmed Aïdara ak Aliou Sall dem nañ ci wàllub yoon. dem nañ ci wàllub yoon waaye Moustapha ñu fàttali ko rek ni 2020 bi nekkoon na année boo xam ne si nii année bu calme la woon ak coronavirus bi donc muy activité yu bëri yoo xam ne si nii dañ ko gelé woon donc ba amul mais ci wàllum justice moom bëri noonu na ay yëngatu donc bokk na ci bi nga si njëkk a tudd ñu fas yéene ci dem fàttali ko muy diggante Bougane Gueye Dany Ahmed Aïdara ak kii di maire Guédiawaye du Aliou Sall ñoom nag ñu amoon coow ak ci wàllu yoon ki leen yóbbu woon ci yoon moo di Aliou Sall moom moo leen porté woon plainte pour diffamation revue de presse boo xam ne si nii Ahmed Aïdara defoon na ko jëm ci wàllum vente mairie bu Guédiawaye ak Auchan donc moom mu porté woon leen plainte yóbbu leen ci yoon waaye li ci fa mu mujjee mooy que ni kii di Bougane ak Aliou Sall kii di Ahmed Aïdara ñoom ñoo mujjee gagné boobu les procès ndax dañuy jàpp ne foofu diffamation amul ba tax ni ñoom ñoo mujjee gagné loolu nga xamante ni moom mooy bataille judiciaire boobu. kon Bougane ñu jàpp ne moo am ndam ak Ahmed Aïdara ñoo am ndam ci kaw Aliou Sall mu gannaaw bi ñu demee lu bëri yoon ñu koy renvoyé ak dem ak dillate yu bëri beneen poñ bi ñuy dem Cheikh Mahfous mbirum Cheikh Yérim Seck la moom tamit année bi doon noonu année boo xam ne yëngatu woon na ci côté ba jamono ji wax ak yéen sax mi ngi ci sous contrôle judiciaire ndax mbirum coow bati plus boobu gannaaw émission boo xam ne defoon na ko fële ca 7TV waxoon fa wax yoo xamante ne ba mu fa jógee nag après ca la commencé ñu yóbbu ko ci yoon waaye ñi doon yaakaar ne danañ ko mandat de dépôt mu jëwul am mandat de dépôt. moom tamit bokk na ci nit yi nga xam ne si nii tey mën nañ leen tudd ci wàllum justice ci année 2020 bi muy Cheikh Yérim Seck muy journaliste boobu nga xamante ni defoon na fi ay révélation jëmee ko ci société boobu nga xamante ni waa famille Fares ñoom ñoo ko moom di ay libanais nekk fii ci Sénégal donc muy bati plus donc ñoom bi ñu demee foofu ay enquêteurs bi ñu demee ci fi nga xamante ni moom moo di boobu la société dañu fa fekk xaalis bu bëri boo xam ne si nii dañu jàpp ne amul traçabilité maanaam xaalis boobu baaxul ci réew mi parce que bu fi nekkee Sénégal du ci jëriñu maanaam du fay impôt du fay dara loo yenn taxes yi donc ñu jàppal ne xaalis boobu nag ñi nga xamante ñoom fa demoon saytu ko jàpp ne 650 millions lañ fa fekk waaye Cheikh Yérim Seck fi mu génn wax nga ko léegi muy télé boobu di 7TV fa la génne wax ni que ñooñu nga xamante ni demoon nañ ci kër googu li nga xamante ni moom mooy 4 milliards loolu lañ fa fekk ci xaalis mu jur coow lu bëri ba tax na ñu interpellé woon ko jotoon nañ ko def garde à vue sax téye woon nañ ko
pour enquête ko xool bu baax a baax li nga xamante ni wax na ko fan la ko teg waaye dañ ko mujjee bàyyi rek mu daal di ñibbi mais ba tey dafa nekk ci li nga xamante ni moom mooy sous contrôle judiciaire donc yoon mi ngi koy may gët te saa yu ko soxlaa rek ci mbir moomu dina ko woo mu wuy si pour loo xam ne si nii tamit ay leeral la. mu amoon tamit ci biir procès Cheikh Yérim Seck boobu mbir mu doy waar parce que procureur dafa sàkk woon ñu mandat de dépôt ko après si le juge d'instruction bi daal di bañ a jëfe mandat de dépôt boobu mu doon gulet ci loo xamante ne wàllub yoonu Sénégal ñu koy gis te li ko wane woon mooy coowal Cheikh Yérim Seck boobu ak mbirum Bati Plus boobu bu ñu fa jógee dañuy wax ci lu jëm ci Pape Alé Niang Mody Niang ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Oumar Anne nga xamante ne moom moo jiite woon fële ca COUD Cheikh Oumar Anne dafa jàpp ne Pape Alé Niang téeréem boobu mu def scandale au cœur de la République dossier de COUD daf ko ci diffamé maanaam daf ko ci waxal loo xam ne defu ko ba taxoon mu jël fee avocat yu bëri avocat yi def fi conférence de presse loolu ñuy wax ragg seen der waaye bañ mujjee ci yoon tamit ki nga xamante ne mooy Pape Alé Niang ak Mody Niang nga xam ne OFNAC la nekkoon ñun ñaar dañ leen mujjee daan comme ni nga ko waxee Pape Alé Niang donc ci livre boobu nga xam ne bind na ko moom muy scandale au cœur de la République dossier COUD donc mu doon ci taqal ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Oumar Anne donc moom mu jiite woon COUD donc nag bi nga xamante ni kii di Cheikh Oumar Anne moom porté na plainte kii di Pape Alé Niang muy moom tamit journaliste la donc ñu dem ci yoon après ci la ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Oumar Anne ci la ko daane parce que li mu ko doon toppee mooy diffamation li mu doon wax noonu amul ci benn preuve donc dañu jàpp ne dafa doon taqal deram dafa doon taqal donc verdict bi nag mi ngi daanu mardi le 27 octobre 2020 ci le verdict bi daal di daanu ñu daan ki nga xamante ni moom mooy Pape Alé Niang donc moom nag liñ ko daan bokk na ci 3 mois sursis donc mu war a fay aussi lu toll ci 200 000 francs ci suñu koppar kii di Cheikh Oumar Anne nekkoon ki nga xamante ni moom moo jiite woon COUD ci jamono joojee. dañuy demaat ci beneen procès boo xamante ne beneen coowal justice boo xamante ne sax amoon na fi ay jamono mu yëngal fi ëtt bi bu baax a baax. bu ci mel ni bu Aby Ndour la. ak ki nga xamante ne mooy Pierre Goudiaby Atepa. parce que mbir mi du benn plainte waaye ay plainte ñoo fa jip moo tax ñaari verdict jik fa Aby Ndour am ndam fi beneen nga ca wàll ga Pierre Goudiaby Atepa am ci ndam waaye bu ñu dellu see tuuti mooy ki nga xamante ne mooy liñ doon toppee Aby Ndour bu njëkk ba mooy dañoo jàpp ne fu mu occupé woon dafa bi wetam fële ca kii ba waru faa mën a nekk ak beneen bi nga xamante ne Pierre Goudiaby Atepa dafa jàpp ne daf koo diffamé ñeneen ñi mu jële woon ci corniche bi ñu jàpp ne dafa yàq ay mbiram comme ni nga ko waxee noonu la Moustapha donc diggante Aby Ndour ak Atepa donc nekk na coow boo xam ne si pour nga comprendre ko sax dafay xaw a jafe parce que léeg-léeg nga dégg ñu ne kii gagné na Aby Ndour gagné na des fois nga dégg ñu ne Pierre Goudiaby Atepa gagné na donc mu mel ni mu indi benn jiixi jaaxa ci ñi nga xamante ni ñoom ñooñu sénégalais yi mais li ci am mooy que ni dafa am benn occupation illégale boo xam ne si nii dañu jàppoon ne Aby Ndour daf ko def ci li nga xam ne mooy corniche ouest donc muy benn restaurant boo xam ne si nii am na ko foofu Pierre Goudiaby Atepa loolu la doon problème boobu la amoon ak ki nga xamante ni moom moo di waykat bii di Aby Ndour donc moom sax jotoon na def li nga xamante ni moom mooy benn vidéo boo xam ne defoon na le tour des réseaux sociaux muy dénoncé mais li ci mujjee am mooy ci procès boobu noonu kii di Aby Ndour moom mujjee gagné Pierre Goudiaby Atepa mais dafa am beneen affaire boo xam ne si dafa am ci ginnaaw mooy que ni Aby Ndour dafa am lu mu yàqoon foofu ci bi muy déplacé bi ñu waxee dafay déplacé ay objet d'art ci la indi ay jafe-jafe ak ñi nga xam ci moom sculpteurs yi amoon ñu nekkoon foofu ñooñu aussi nañ ko porté woon plainte parce que amu ci woon autorisation déplacé yooyu nga xam ne si moom mooy ay objet d'art ba am ñoo xam ne si jot na leen ci yàq foofu la ñu daane ki nga xamante ni moom mooy Aby Ndour donc moom tamit yoon teg ko foofu loxo li ni mel mi ngi amoon ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru 27 février la woon ci guddi foofu boobu la demoon yabal ay engins foofu ci place boobu pour ñu mën a déplacer wu li nga xamante ni moom mooy objet d'art yooyu donc foofu lañ ko daane donc moom tamit ñu condamné ko un mois avec sursis donc mu waroon a fay également lu toll ci 2 millions ci suñu ay koppar ñooñee nga xamante ni ñoom la yàqal seen i objet d'art yooyu. ok jërëjëf Cheikh Mahfous dañuy wëy ba tey ci rétro yi di leen fàttali lépp loo xamante ne coow la boo xam ne ci wàllu yoon la aju woon te nga xam ne lëmbe na atum 2020 bi beneen mbir la ñuy waxaat boo xamante ne bi pa côté société la laaloon bu baax a baax mooy mbirum rangu
ndaw su jigéen soosu nga xamante ne Mame Matar Gueye ñoom ñoo ko yóbbu woon ci yoon ak yeneen association yoo xam ne dañuy xeex ak ngir ñu sàmm ak yelleefu lépp loo xamante ne mooy li ñu moom suñu valeur yeeg yëpp ñooñu nag ñoo ko yóbbu ci yoon ba mu jëntal gi daal police daal di koy jàpp teg ko loxo mais nag jamono ji ñu wax ak yéen bàyyi nañ ko waaw le 5 juin ba léegi ñu génn lañ ko tegoon loxo liñ ko jàppe woon moom moo di diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs ak prosélytisme ak li nga xamante ni moom mooy défaut de carte loolu lañ ko doon yoon doon toppee moom Rangou nekk animatrice donc moom nekkoon na tamit koo xam ne si ni ku doon yëngu ci wàllum ci réseaux sociaux la doon def ay vidéo ay direct nit ñi di ko suivre également bokkoon na ci loo xam ne si dañ ko doon toppee tamit ci li nga xamante ni moom mooy yu mel noonu jotoon na ci am problème mais eggul woon fii ba tax ne bii moom sori woon na ci trop ndax tëdd na lu toll ci juróom-benni weeri kaso moom Rangou moomu donc may nañ ko nag li nga xamante ni moom mooy liberté provisoire le 2 décembre bi ñu génn yàggul sax matagul weer ci lañ ko daal di bàyyi mu daal di génn ginnaaw bi nga xamante ni tey li mu doon organisé fële ca Almadies muy soirée donc mu nekk loo xam ne soirée privée yi mu doon organisé donc mu nekkoon loo xam ne si dañ ko tere woon dañ ko doon tere donc mu def ko yoon daal di koy daan daal di koy tëj lu toll ci juróom-benni weeri kaso génn na nag am na liberté provisoire le 2 bi ñu génn muy le 2 décembre 2020. dañuy wax ci keneen Assane Diouf la moom activiste la. moom nag biñ koy jàpp li gën a yéeme ci année bi sax li gën a yéeme ci jàpp biñ ko jàpp mooy en direct la ko doon def. mais jàppin boo xamante ni boobu mën nañu ñëwaat ci mbirum Assane Diouf. waaw mën na ñëw ci déjà ci façon bi ñu ko jàppee comme ni nga ko waxee en direct moom dafay faral di def ay direct sur Facebook. ku xam Assane Diouf xam ko ak ay directam depuis mu nekkoon États-Unis mi ngi doon def ay direct sur Facebook di ŋàññi wala di wax li nga xamante ni tey moom moo ko metti ci réew mi waaye bi nga xamante ni dañ koy jàpp tamit dañ ko fekk muy def direct ci këram donc mu nekk benn fajar 6 heures du matin ci lañ ko fekk ci këram daal di koy jël mu tolloo ak lundi 1er juin 2020 lañ ko fekk ci këram fajar daal di koy jàpp moom nag li ñu koy toppee mooy li nga xamante ni moom moo di ay saaga yoo xam ne si ni daf koy moom yemalewu ko ak kenn day saaga rek waaw saaga kilifa yi nga xam ne si daf leen di saaga donc moom loolu tax ñu daal di koy teg loxo mi ngi doon ñaan nag liberté provisoire ñu ngi koy ñaan mu yàgg na ko ñaan sax mais duñ ko nangu ñi ngi ñuy xamal tamit que ni wér-gu-yaramam dematul noonu foofu ca kaso ba ndax dafa amee tànk buy metti ndax gis nañ ci ñenn ci ak njabootam ñu ki ci mel ne ay frère am wala am na ki ci mujj mooy sœur am nga xamante ni demoon na gis ñoom Guy Marius Sagna pour man fa joytu loolu ngir ñu mën a bàyyi kooku nga xamante ni moom moo di Assane Diouf donc ñu may ko liberté provisoire. mu mel ni actuellement sax mbirum Assane Diouf boo ko xoolee ba ci biir activiste yi dañ ci dugg bu baax a baax ak ñi nga xam ne dañuy xeex lépp loo xam lu jëm ci wàllu ak yelleef doomu aadama ñu leen di wax ay droits de l'homme ñoom ñi ngi xeex ñi ngi def seen kéem kattan ngir ñu bàyyi kii di Assane Diouf parce que dañoo jàpp ne téye bi ñu ko téye ëpp na ci koo xam ne da nga saaga rek surtout bu ñu ko jàppee sax ne daal bu doon dañ koy sanctionné doy na nañ ko bàyyi mu ñibbi këram jamono ji nag foofu la dossier boobu toll waaye ñuy xam ne du yàgg dara dinañ ko atte ci mbir moomu amaana ñu bàyyi ko mu ñibbi këram wala ñu wëyal denc bi ñu ko denc fële ca kaso ba beneen mbir la ñuy wax bu ñeel justice tamit waaye bi pa mbirum Souleymane Teliko la moom mooy président union des magistrats du Sénégal moom moo ko jiite woon gannaaw ba mu defee ab sortie boo xamante ni jëmoon na ci procès Khalifa Sall bi ñu jàpp ne li mu wax ëpp na ba tax na nag ñu daal di koy tongali woon waaye ab blâme la ci jëlee ci ñi nga xamante ni moom moo di conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature ñoom ñoo ko blâmé ci critique boo xam ne si defoon na ko ci li nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall bi ñu amee ak jafe-jafe ak justice moom mu jàpp ne respecté wuñu woon procédure bi nga xamante ni waroon na am ci téyu ne Khalifa Sall ci kaso bi donc ñu bëri daal di koy ñaawlu ba tax ni conseil de discipline boobu daal dinay jël blâme teg ko ci ki nga xam ndoddu magistrat bi nga xamante ni moom moo di Teliko juge Teliko donc Souleymane Teliko donc moom nag mu nekk comme ni nga ko waxee président union des magistrats du Sénégal donc moom blâme la mujjee jële ci li nga xamante ni moom moo di wax jooju mu waxoon muy wax ju rëy ñu jàpp ne wax ju rëy la ndax moom juge la donc warul waxee noonu loolu lañ jàpp ba conseil bi daal dina koy daan bi nag ñu ngi ko daal di wax le 1er décembre bi ci la écopé li nga xamante ni moom mooy blâme boobu. mu doon daan boo xam ne ñu bëri dañoo jàpp ne sax amul doole tekkiwul dara moom ndax mooy lii gën a ndaw ci daan yi waaye ñi nga xam ne ay avocat am tamit dañoo jàpp ne sax kenn waru ko woon daan boobu waru woon a am moom loolu lañ jox ko ci mel ni maître Ciré Clédor Ly bu mu génnee loolu la wax ne na donte doon na loo xam ne doonu lu rëy waaye tamit ñoom dañuy jàpp ne daan boobu sax n'avait pas sa raison d'être dañuy
wéy ba tey ci wàllum procès yi bi la yoon ci mbirum Diop ISEG la ñuy waxtaanee di tur boo xam ne doon na revenir lu bëri mbirum ndaw soosu di Dieynaba Baldé ubale woon nañu actualité bi bu baax a baax ba laataa ñoo bàyyi Diop ISEG mi am bàyyi na gëndiku ni nga ko waxee noonu la Diop ISEG donc ñu bëri xam nañu turam te donte xamuñu nit ki sax ndax ni mu doon ñëwee tous les jours ci journaux yi à la télévision rajo yi ñëpp di wax am Diop indi Dieynaba Baldé li ko indi nag mooy Diop ISEG moom directeur école la moom donc mu nekk muy yëngu ci wàllum production tamit donc moom ci la amee ak ay jafe-jafe ak benn xale bu jigéen boo xam ne si nii mi ngi bokkoon ci concours boobu di seen petit gàlle moom ci la génne Diop ISEG jël ko daal di koy bëgg ne daf koy produire ñoom ñaar ci la ñu amee ay lien ba mujj yàgg ëmb am ca ba ci ëmb amee nag ci la ñu commencé am ay jafe-jafe ba yoon am ci loxo donc ci la ñu ko yóbbee ci yoon moom nag mu daal di ñu daal di koy teg loxo ci la ñu ko daal di tëje moom nag am na liberté provisoire mais li ñu ko doon toppee mooy li nga xamante ni moom moo di corruption détournement de mineurs ak corruption de mineurs loolu lañ ko doon toppee ak pédophilie moom mu tëdd na waaye nag jamono ji ñuy waxe ak yéen kii di Diop ISEG moom daal dinay génne le 28 juillet bi passé la ñu ko daal di may li nga xamante ni moom moo di liberté provisoire ñu tëjoon ko nag le 7 mars bële ñu génn Moustapha Diop ISEG donc xam naa ni loolu la ñuy mën a indi ci li nga xamante ni moom mooy comme rétro ci digganteem ak Dieynaba Baldé donc doom am na ca nag waaye li ci mënti am mooy ñoom ñaar dem nañ ci yoon ba ki nga xamante ni moom moo di Diop atteeguñ ko nag waaye mën nañ ko liberté provisoire le 28 juillet bi ñu génn. ba tey dañuy wax ci wàllub yoon bi lay yoon nag dañuy waddu wax jëm ci mbirum centre de redressement yi nga xamante ne mbiru Serigne Modou Kara moo ko moom. coow li mu jur ba waral sax ñeent fukk ak ñaar ci ay lieutenant am du ñoo xam ne ay jegeñaal ñu teg leen loxo. kenn lañ ci bàyyi muy doomu Baba Diaw Itok. Cheikh Mahfous. Baba Diaw Itok doomu Baba Diaw Itok jooju rek lañ ci bàyyi moom nag li tax ñu téyewoon ko sax moom mooy que moom barab boobu nga xamante ni tey centre boobu ca la nekk donc moo tax ñu daal di ko ñu woowoon ko téyewoon ko pour enquête waaye mujj daal dinañu koy bàyyi waaye am na 42 personnes yoo xam ne si ni tey ñu ngi ci biir ñoom ñëpp laale ci mbir moom nga xamante ni tey ji mi ngi ci yoon donc bu ñu leen di toppee nag séquestration donc et puis ñu tudd ci ay nit ñu faatu. ñu ngi toll ci 17 muy fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne si ni tey jii ñàkk nañ seen bakkan ci centre yooyu nga xam ne si ni moom mooy ay centre de redressement te kii ko moom di sëriñ bi di Cheikh Modou Kara Mbacké donc nekk na nag loo xam ne si ni tamit jotoon na fi yëngal ci jamono ji yàggul moom daanaka ci mujj ci la bokk donc mu jur fi coow lu bëree ba tax na yoon daal def na ci mi ngi ciy def liggéey ndax jot nañu def ay interpellation teg nañ yenn centre yi donc li ci am nag mooy 42 personnes yi nga xam ne si ni tey interpellé na leen ñoom ñu ngi sous mandat de dépôt ñuy xaar nag ñu àtte leen. voilà dañuy dem ci beneen point di mbirum Iba Thiam ak Dame Amar di ñoo xamante ne ay nit la ñoo xamante ne ci biir couvre-feu bi ñu koy doog a door ci leen daje woon ci benn appartement bañ fa dajee nag doon jëfandikoo naka su dul noonu ba ki ñuy wax Iba Thiam fa la jaaree ñàkk bakkanam ñu ne overdose moo ko faat ba mu amee nag ñi nga xam ne ñoom ñëpp la àndaloon doon def xew-xew yooyu mujjee nañ leen teg loxo waaye ba léegi atteeguñ leen ñi nga xam ne sax tey jii ñuy wax ak yéen ci lañu war a létt wala ñu firi leen kii di Dame Amar. waaw tey parce que moom Dame Amar moom sax yàggoon na sàkku ngir ñu atte ko demoon na ba ni dafay def grève de faim sax ndax pour ñu atte ko mu nekk mbir moo xam ne si ni mbirum dorog la ak mbirum loo xam ne si ni tamit meurtre la ñàkk na ci bakkanam donc muy Iba Thiam muy benn soirée xaw ma soirée bu ñu ko mënee tuddee noonu boo xam ne si ni organisé woon nañ ko foofu ci Almadies ba Iba Thiam moom mu mujj ci ñàkk bakkanam par overdose ginnaaw li nga xamante ni am nañ ko ci ay enquête waaye nag mbir ma ba léegi mi ngi ci yoon ndax Dame Amar moom mi ngi ci loxoy yoon chaque jour mi ngi doon ñaan mi ngi doon sàkku ngir ñu mën ko atte ba tey ji comme ni nga ko waxee tey lu yaakaar naa ni lépp dina leer mën a leer tey dinañ ko mën di atte xam lan la def ak ñaata lay tëdd donc affaire Iba Thiam boobu xam naa ni
peut-être que dinañ ci am leneen loo xam ne si nii verdict bi loo xam ne si nii tey jii ci kanam parce que xam naa ne verdict bi wàccagul. jërëjëf Mahfouz, dañuy daanelee ci activistes yi nga xamante ne ñoom tamit année bi doon woon année bu yomb ci ñoom bu ñu fàttali ko Guy Marius Sagna bi ñuy door corona bi mu fiy dugguti sa lañ koy doog a bàyyi mu génn ak ñoom professeur Babacar Diop ñoom bañ doon dox ñaxtu gañ doon def ci palais war a ñu jàppool nañ ci ñoom ak Fallou ak ñeneen ñu bëri ay activistes ku ci mel ni Ardo ñi nga tamit teg nañ ko fii loxo ak ku ci mel ni Pape Abdoulaye Touré nga xamante ne étudiant la tamit nekk activiste ak yeneen activistes yu bëri yoo xamante ne Karim Xurum Xaq ci la am tamit liberté provisoire activistes yi tamit seddul woon ci ñoom donte ne ni ma ko waxee ci sama njëlbeen wax 2020 année bu calme la waaye activités yi ñoom yaakaar naa ni seddul ci ñoom calme ñoom yëngal nañ bu baax a baax ndax coronavirus bi moom daanaka activités yi dara doxul woon ci réew mi waaye nag ñoom moom xawoon na saf sàpp ci ñoom moo ku ci mel ne Guy Marius Sagna moom ñu gis ne que jàppoon nañ ko moom ak professeur Babacar Diop ñoom la ñu jàppoon sax au niveau du palais donc ñoom ñu doon dox ñaxtu di ba Guy Marius Sagna dem jàpp ci gris palais yi donc mu nekkoon image yoo xam ne si nii nekkoon image yu doy waar ñu ko doon wane Guy Marius Sagna di xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy gendarme yi pour dem fa nga xamante ni mooy palais ban ko ci jàppee nag tamit xawoon na yàgg ci fi nga xamante ni moom mooy kaso ba donte moo ko professeur Babacar Diop la ñu jàppandoo woon waaye ba Babacar Diop moom dañ ko mujjee bàyyi moom la njëkk a bàyyi donc Guy Marius Sagna moom desandi woon ca kaso ba après la ñu ko mujjee bàyyi waaye tamit kii di Karim Xurum Xaq xam nga ñoom tamit li war a seen arrestation rek mooy manifestation yi ñuy def léeg-léeg dañuy def ay manifestation yoo xam ne si nii léeg-léeg fañ koy defee dañ koy tere fu ci mel ni Dakar ak ku ci mel ni Karim Xurum Xaq am na kàddu yu mu yëkkati woon jëmale ko ne Karim ñu tijji jumaa yi moom boobu ñu tegee jumaa yi la woon coow li ñu ko waxee ñu bëri jàpp ne ni mu ko waxee baaxul donc loolu taxoon ñu teg ko loxo mais li mu doon wax lu am solo mais peut-être manière bi mu ko waxee moom moo tax yoon tegoon ko loxo ku ci mel ne Ardo ñi nga moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ni jot nañ ñam kaso ci 2020 bi donc moom nag ci affaire Tobène bi nga xamante ni moom mooy ak ICS ci lañ ko jàppoon foofu ci Tivaouane ñu jàpp ne moom dafa doon inciter nit ñi à la révolte pour ñu dugg ci biir gendarmerie beeg yooyu loolu lañ ko doon toppee donc ba tax na ak rébellion voilà loolu lañ ko doon toppee ba taxoon na ñu jàppoon ko foofu ci Tivaouane donc ñooñu ci ay loolu lañu ci Abdoulaye Touré tamit étudiant boobu pas Abdoulaye Touré moom tamit nekk na koo xam ne si ni tamit turam à chaque fois dafa doon ñëwaat ci affaire activité yeeg arrestation yi nga xam si daf ciy am waaye xam nga ñoom li ci yéeme mooy que ñoom seen i kii daanaka dañ leen di jàpp rek après du am ay procès sax dañ leen di liberté provisoire lañ leen di jàpp wala sous contrôle judiciaire bàyyi leen noonu waaye tamit yoon di leen may gët donc loolu moom moo tax seen i mbir daanaka dafay xaw a doy waar. waaw Cheikh Mahfouz am na solo je pense que loolu lañ fi amoon comme ay dossiers yoo xamante ne ñeel na wàllum yoon. yu ñu mënoon a fàttali ñi nga xamante ne ñoo ko dund ak askanu Sénégal gi yëpp. liñ ci loo ci mën a tënkee noonu nga gisee dossiers yi nga xam ne. waaw dossiers yi xaw na kii nag dossiers yi xam nga. daanaka te ñu préciser tamit c'est pas exhaustif du yëpp dañ cay jukki rek. waaw du yëpp ndax ku ci mel ne Seydina Fall Bougazeli moom tamit amoon na ci ci la am liberté provisoire moom tamit ci la amee liberté provisoire donc moom ñu ko doon toppee faux billets ñu am ci lu toll ci 32 milliards de faux billets donc moom lañ ko jàppe moom après problème de santé mooy it la teg ñu wax dafa diabète donc moo tax ñu daal di koy may liberté provisoire le 3 juin bii ñu génn donc li ñu ci mën da jàpp daal ci 2020 bi mooy 2020 moom année bu calme la ndax coronavirus waaye tamit année bu yëngatu la ci wàllu justice ndax bëri na ay yëngu-yëngu yoo xam ne si nii am na ci wàllu justice moo xam ay arrestation la moo xam ay comme activistes yi ni ñu koy defee jàpp bàyyiwaat waaye am na ñoo xam ne si nii tamit ku ci mel ne Diop ISEC mu nekk loo xam ne si nii lu dafa durer dafa jël temps chaque jour am Diop indi Zeyna donc nekk na année boo xam ne si daal année bu calme la waaye année bu yëngu la ci wàllu dossier judiciaire. année bu yëngu la ci wàllum justice Cheikh Mahfouz lañ ci doon àndal mu doon ñu faram-fàcce lépp loo xamante ne mooy procès la wala demlante dikkalante ci wàllu justice yu fi amoon ci atu ren bi. ñu gis ne bëri na fi lool waaye tamit li gën a attirer attention nit ñi mooy liberté provisoire yi nga xamante ne daanaka kilifa yi bu ñu ko amee lu bëri dañuy jàmbat ne dañoo am lu leen di metti rek ñu daal leen bàyyi ñu ñibbi seen kër. wala ñu placer leen sous contrôle judiciaire boo xam ne duñ leen mës a woowaat. donc di loo xamante ne c'est un constat qui est là ñu si
ci ñu koy gis di constat boo xam ne constaté nañ ko ci année bi ñu bëri kuñ ci jàppal duñ daal di yàgg ci kaso bi comme ni ñu ko yaakaaree woon mbokk yi di leen doon indil ci rétro bi ñu leen jagleloon di jëm ci wàllu justice ñu leen di jox dig daje beneen yoon ak beneen rétro ñeel année bi incha allah. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.